jàmmi boom maa ci xam dara lépp lu yëngu yow la ñoo koy jiiñ yëguloo fekke woo ñu fent wax yu ñaaw amba ba mu bari. Toujours dans votre journal People de la semaine, le fait le plus marquant, le fait le plus étonnant, ben fait la boo xamanteni ça remonte sur une histoire de revanche porno. Kalla dal muy Dieynaba Baldé suñu né Dieynaba Baldé xel yëpp dañuy dem ci émission Sen Petit Gallé suñu né émission Sen Petit Gallé manam fofu la Dieynaba Baldé feeñe woon muy benn xale boo xamanteni moo remporté woon concours boobu nekk foofu ca Kolda ginnaaw loolu nag quelques années plus tard ñu gis benn scandale de mœurs boo xamanteni Dieynaba Baldé était lié en ça avec le directeur et propriétaire de l'école ISEC muy Diop ISEC ba taxoon ñu tëjoon Diop ISEC foofu ca kaso bi ginnaaw bi Dieynaba Baldé jógee ne Diop ISEC moo ko ëmbaloon man donte dafa minoroon te ginnaaw loolu ndekete mook Diop ISEC ñoo nekkoon ci ay waxam ne Diop moo ko jëloon appartement mu nekkoon fa moom ak benn frère am bi ñuy dippee Ali Baldé ginnaaw histoire boobu nag bu mu amee sénégalais yëpp jàppoon ni ko kii di Dieynaba Baldé victime la woon ndaxte moom moo yóbboon Diop ISEC foofu ca tribunal ba tribunal jàppoon Diop ISEC tëj ko ginnaaw loolu après jugement bu mu passé la ñu libéré Diop ISEC Dieynaba Baldé boobu nag defoon fi scandale boobu ginnaaw loolu mu def ngénteem bu neex nekk ci réseaux sociaux yi en même temps di way Dieynaba Baldé nag moo sukkeewaat la toile comme lu ñuy wax rek c'est le retour du bâton. Le retour du bâton, l'arroseur arrosé. Cette fois-ci, Dieynaba Baldé moom la ñu arrosé li ñuy naan yéene néeg la te tooñ baaxul cette fois-ci nag Dieynaba Baldé moom la yoon teg loxo lu tax Dieynaba Baldé yoon teg ko loxo ndaxte dafa am beneen waykat boo xamante ni moo porté woon plainte bu mu porté plainte ndaxte dañ ko doon chantage kooku kan la muy Bril Fight Fo Bril Fight Fo nag muy benn waykat boo xamante ni sénégalais yi ñu ngi ko découvrir woon ci film Pod et Marichou ndaxte moo doon composé son yi foofu lañ ko découvrir ay rumeurs yu bëri nag mi ngi doon circuler ba ñu naan Bril Fight Fo dafay génn ak actrice bi di Marichou mu doonoon benn coow boo xamante ni soulevé woon na ci dëkk bi bu bëri ba ci information scandale Dieynaba Baldé bi sax turu Marichou génnaan na ci mais Bril moom la ñu doon chantage kan moo ko doon chantage ndekete copinam bi di Dieynaba Baldé bu muy fanaanal bokk ak moom benn appartement jëlal ko ñaari mindaan ci biir kër gi moom moo doon chantage kii di Faram muy histoire boo xamante ni je crois que ay film Hollywood laa ko doon gisee ndekete Dieynaba Baldé dafa teg benn coup comme mook Bril dañ doon génn Bril moo ko doon produire di ko defaral ay album di ko def nag ndekete boobu ñoom ñaar ñoo dëkk en concubinage nag soo ko déggee mooy far ak gel maanaam sëyu leen ci farata ak sunna ba pare ngeen bokk dëkk ñu ngi ko doon gis ci tubaab yi ndekete ñu ngi dëkk su doon loolu ret la ñun suñu yoon newu ci ndaxte seen privé la suñu amee lu ñuy rendre compte yàlla la ñuy rendre compte mais ñoom ñoo jël seen vie exposé ko dans la toile nee nañu ku dee ci mbedd marché yaa tàggee sa bopp ndaxte Bril dañu sàcc ñaari téléphone am bi ñu sàccee ñaari téléphone am nag ndekete Dieynaba Baldé ak frère am bu góor Ali Baldé ñoo sàcc ñaari téléphone Bril ndaxte téléphone bi dafa am ay vidéo yoo xamante ni Dieynaba Baldé ak Bril suñu nekkoon di séq di def ay amour di def rapport sexuel di def lépp dañ ko doon filmer comme Dieynaba xam ne Bril dafa siiw ñu sàcc téléphone bi ba pare Ali Baldé rakkam di ko utiliser ak beneen numéro ñuy woo Bril di ko chantage ni ñu koy chantage soo ñu joxul xaalis danañu génnee vidéo bi dinañ joxe génne vidéo bi ndekete boobu Bril mi ngi si katu Dieynaba Baldé di ko nëbb chantage boobu ndekete Dieynaba Baldé moo doon chantage ji Bril li Olof Njaay di wax dëmm rey la jaare la paaka bi lay rey sa noonu koy daas ki la gën a jóge sooy xool sa noonu da nga koy xool ci say mbokk Bril ki ko gënoon jógee jamono jooju mooy Dieynaba Baldé ndekete Dieynaba Baldé mi ngi koy rey ci chantage ba cybercriminalité defee seen enquête boobu lañ yem ni que ndekete ki doon def chantage bi du kenn ku dul Dieynaba Baldé ndaxte Dieynaba Baldé jour bi ñu koy jàpp ñu ngi ko jàpp ci kanamu Bril était choqué donc Dieynaba Baldé bi ñu ko jàppee foofu ci cybercriminalité ginnaaw moom ak Bril bi ñu amee relation Bril di ko produire di ko defal lu nekk nekkate boobu ñu ngi koy séq ci suuf mais ci biir information yi lu ci gën a siiw Dieynaba Baldé xale bu ndaw la dëkk Kolda naka la nit mënee bàyyi xale bu ndaw jógee Kolda doon def Sen Petit Gallé di jàng nga ànd ak sa frère ba pare sa frère di seetaan ngay dëkk ak góor boo xamante ni sëyu leen ngeen nekk donc lan la proxénète la est-ce que nit ñaan na yàlla am frère boobu ñu bare dal nañu ci kaw frère boobu ndaxte am na beneen frère am boo xamante ni mi ngi Kolda moom bi ñu jokkee ak moom nee na lii yëpp frère bi moom moo ko teg ndaxte mag bi su matoon place am tey du seetaan rakkam di def yenn scandale yi defoon na ko Diop ISEC nag bi yoon dal na ci kawam moo tax ba ñu jógee cybercriminalité lu ñu xuus lu bare ci dossier bi comme c'est pendant devant la justice kii di Dieynaba Baldé ak frère am Ali Baldé ak keneen ku ñu naan Pape Ba doon def chantage bi ñoom ñëpp déféré nañ leen en attendant seen jugement am mardi devant le juge mais ginnaaw coow boobu
turu Marichou daf ci feeñ Marichou nag turam ba mu ci feeñee bu baax a baax Marichou génn na démb bi mu génnee nag nee na moom je suis choqué dafa choqué bu mu déggee problème bi ndaxte Bril dëgg la gaa collaborateur am la confident am la woon mais ñoom ñaar mosuñu séq dara ay kàddu la yoo xamante ni Marichou génnee na ko ci page Facebook am bi mu ko génnee nag pour rassurer ay fansam mais nee na moog Bril daal mosuñu séq dara mosul nekk gelam Bril mosul nekk faram mais li jaaxal nit ñi bi Marichou génnee ba noppi manageru Bril dafa génn ne Marichou na arrêté li muy wax moog Bril dañ doon génn bu baax a baax en tout cas loolu la manageru Bril wax ne Marichou ak Bril dañ doon génn donc mais Marichou nee na ñoom ñaar mosuñu séq dara xaritam la da doon dégganteeg Bril di dégganteeg Dieynaba Baldé à chaque instant mais jamono ji daal jàppale ni que Dieynaba Baldé mi ngi ci këru scandale muy xale bu ndaw boo xamante ni tey mën naa ne du royukaay ci suñuy doom du royukaay ci suñuy rakk ndaxte tey li mu wonee nii yaakaar naa rafetul ci Sénégal ñu koy gis xale bu ndaw jógee Kolda bàyyi sa yaay bàyyi sa pap man mii nag comme ni ma leen koy waxee rek toujours je suis au cœur de l'information bi ma demee aussi ba ci parents yi ci Kolda ndekete ay parents xamuñu sax Dieynaba Baldé lu mu nekkee Sénégal du ñu seetaan internet du ñu seetaan télé ay magum jëmbale ñoom jàpp nañu seen doom mi ngi Sénégal comme Ali mi ngi naan mi ngi liggéey yaayam nee na man tey Dieyna su yëkkati woon 5000 francs may ma ko dama koy ñaanal parce que damay jàpp ni que 5000 francs boobu dafa rëy ñoom nag xamuñu woon seen doom ci lu mu nekk Ali Baldé moo nekkoon fii di ko Macro di ko bàyyi ñu koy tëddee de gauche à droite comme ni ñu ko waxee aussi nee nañu Dieynaba Baldé moo doon entretenir financièrement Bril c'est une question Dieynaba Baldé jàngul Dieynaba Baldé liggéeyul Dieynaba Baldé amul sa salaire naka lay entrepreneur jil ndekete am na beneen ministre de la République bi yeewoo palais ndekete kooku aussi mi ngi woon ci kaw Dieynaba Baldé di ko këpp xaalis bu weex tal waaw muy beneen scandale boo xamante ni Dieynaba Baldé def na ko en tout cas li leen mën a wax daal sur le problème Dieynaba Baldé Bril Foflight Bril mooy producteur am da doon génn ak moom ñoom ñoo dëkk en concubinage Dieyna sàcc na ñaari téléphone Bril moom ak frère am ba noppi di chantage Bril ci ay vidéo yoo xamante ni ñoom ñaar séqoon nañ ko affaire bi ba mu eggee ci police enquête bi remonté ko mu dellu sorti Dieynaba Baldé fi ñuy wax ak yéen Dieynaba Baldé defeere nañ ko mi ngi fii camp pénal ak Ali Baldé ak Pape Ba en attendant seen jugement mardi. siiw du jàmmi boom maa ci xam dara lépp lu yëngu yow yëguloo fekke woo ñu fent wax yu ñaaw amba ba mu